وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xam naa mbokk yi jarul ñuy guddal li tax may jóg di wax nii du lenn lu dul ni fan yi yëpp gëj naa connecté wu ma dal di taal sama connexion sànq noonu ay booru fajar suñu heure yi fii yàlla def ma gis ab message boo xam ne moo ngi jógee ci suñu benn naataango mu dal di ma wax ni que am na kenn koo xam ne da doon jéem a gàggantil suñu sang bi di Mawlana Cherif Mouhammad Ali Haydara hafizahu llahu taala wa ra'aahu wa daama dilluhu moom mu dal di wax ni que Sayyid Cherif Mouhammad Ali Haydara lii nga xam ne moom la dal di wax que Ashura woor ko bisu bidaa la xadiis yiñ ci wax yépp wérul booy boobu dal di wax ne loolu njuumte la mu koy gàggantil mu wax ne waxam boobu wérul ñun nag ñu ñëw di wax xale boobu di wax boobu que yow li nga wax wérul loolu du dëgg bal li nga xamante ne moom la sang bi wax mooy dëgg waxuma lii parce que dama bëgg a wax kese waaye li ma lay wax di nga ko xam léegi parce que ci seen téere la nekk waaye dafa am loo xamante ne d'abord xam nga yàlla balaa mu ñuy andil yonente yi salawatullah alayhim ajmain def ñoo njëkk a andil yonente bi nga xamante ne moom la ñuy wax yonente intellectuel maanaam da nga war a am xel d'abord xam nga rasulillah sallallahu alayhi wa ali moom moo gën a mot ci lu yàlla bind mooy ki nga xamante ne bu dul woon moom muy yahud maanaam juif wala muy nasran di chrétien wala muy leneen ak leneen kenn du ko bind te bañ na ko ba ñu wax ko ni kunta nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tiini te aadamu moom mooy abul bashar rasulillah dafa nekkoon ab yonente am garaat martaba yonente te aadama yàlla pareegu koo bind donc si leeru rasulillah la yàlla bindee aadama xoolal ma nit ku màgg kooku cela veut dire ci zahir yonente yàlla aadama moo mag rasulillah waaye ca baatin yonente yàlla muhammad du moromam parce que wa kunta nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tiini donc am na yeneen hadis yi wax ne kuntu kanzan maxfiyan fa ahbabtu an urafa fa xalaqtu alxalqa li kay uraf aw fa xalaqtu xalqan min ibadi fa bi arafuuni loolu yëpp rasulillah la woon parce que yàlla dafa nekkoon benn trésor boo xam ne dafa làqu woon bu mu nammee ñu dal di ko xam moom yàlla ci mbaaxam mu dal di bind benn binduwaay boo xam ne ci binduwaay boobu noonu lañ ko xamee moom yàlla te boo demee ci ulamaul mutasawifa ak ulamaul shia yëpp ak mboolem jullit ñi dañoo d'accord ne ki ñu njëkk a bind moom mooy leeru yonente yàlla muhammad fa bii boobu buñ ko calculer ci huruful abajadiya da ngay dal di gis ne fa bii boobu li muy joxe ci kii ci nombre 92 la te yonente yàlla muhammad nombre am ci abajadiya 92 la donc ci leeru rasulillah la ñu bindee yonente yàlla aadama salaamullahi alayhi yonente bi yàlla xamal na ko lépp lu doon am avant moo am ba bés penc ba bés bi nga xamante ne ñëpp dinañ wuy suñ borom naka la yonente boobu nga xamante ne yàlla xamal na ko lépp naka lay ñëw di jàng ci ñoo xamante ne budul woon moom yonente bi ñooñu yàlla du leen sàkk di vie te li ci gën a garaaw mooy yonente bi nekk na presque 10 ans bi yëpp bu mu nekk Madina ci jeexaliñ dundam mu doog a xam loolu noonu subhanallah léegi fan la koy xamee moo ngi koy xamee tamit ci ay juif yoo xamante ne yonente bi dafa ñëw pour jubal ñooñu waaye nekkul ñooñu ñoo koy jubal xam ngeen lii xel déjà nangu ko donc bu ñu xoolee ci xel li ngeen bëgg a saxal noonu du mën a nangu léegi nañu ñëw ci wàllu xaybu boobu ngay wax ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du xam xaybu donte contradire nga sa bopp parce que dëgg naa ngay waxaat sa biir wax ngay naan dina xam xaybu bi idnillah te looloo wër parce que bu ñu xoolee aaya boobu nga andi xam nga yéen da ngeen di gëm aaya yi leen di arrangé ngeen bàyyi aaya yi nga xamante ne arrangé wu leen
gis nga al ghaybu ayatul ghaybi fi al quran min al ayati al mutashabihat aaya yi nga xamante ne dañuy wax ci wàllu ghayb ci alquran dafa bokk ci aaya yi nga xam dañoo bëri ci biir alquran léegi yooyu boo buggee xam jubluwaay yàlla foofu yooyu il fallait que nga dal di dajale aaya yooyu yëpp nga xool jubluwaay yàlla bi foofu lan la yàlla génnee foofu ak lan la fa génneewul fan la defee itlaq ak fan la defee ixsaas taxsiis bu ñu xoolee yàlla moo ngi wax ci alquran que nit dina xam xaybu boo demee ci suratul jinn yàlla nee na alimul xaybi fala yuzhiru ala xaybihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min xalfihi rasada moom yàlla suñu borom mooy ki xam li nëbb maanaam mooy ki xam kumpa fala yuzhiru ala xaybihi ahadan waaye du wone lu nëbb loolu du ko woon kenn ci mbindaafoon yi waaye nag moom yàlla mu wax ni istidrak illa man irtada min rasul lu dul koo xamante ni moom yàlla ci mbaaxam ci ngërmaandem moom yàlla nam bëgg na koo xamal dina ko xamal fa innahu naka kooku yasluku min bayni yadayhi wa min xalfihi rasadan yàlla dina ko xamal ci ay xaybu ci ay mbir yu nëbb yoo xamante ne moo nekk ci kanamam comme yi nga xamante ne moo nekk ci ginnaawam yàlla waxaat ci beneen aaya ci alquran wa ma kaana allahu li yutliakum ala alxayb walakin allaha yajtabi min rusulihi man yasha yàlla suñu borom mooy ki nga xamante ne saay bu ko soobee dina tànn ci mbindaafoon yi ay nit yoo xamante ne yàlla suñu borom dina leen xamal li nga xamante ne dafa nëbbu mu waxaat ci beneen aaya wa rasulan ila bani israila qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni axluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfuxu fihi fa yakunu tayran bi idnillah mu ne dafa amoon benn yonente bu mu yónde woon ci banu Israël kooku di yonente yàlla Isa alayhi salaam ko moom yonente yàlla Isa dafa dal di wax ni man de andil naa leen ay mbir yoo xamante ne yu jóge seeni borom que man mën naa bind mën naa sàkk benn picc boo xam ne ci ban laay defar ba mu mel ni sous forme picc fa anfuxu fiihi min ruuhi ma dal di si dugal ci sama ruux parce que moom Isa moom la ñuy woowee ruuxullah fa yakunu tayran après mu dal di nekk picc dëggantaan buy naaw waaye nag bi iznillah ci kattanu suñu borom ci ndigal yàlla suñu borom wa unbi'ukum bima ta'kuluun wa ma taddaxiruuna fi buyutikum te moom yonent yàlla Isa yàlla may na ko man pour mu xam xaybu li nëbb parce que moom moo ko ne wa unbi'ukum bima ta'kuluuna wa ma taddaxiruun mun naa leen wax yéen ñi nekk sama wet fii li nga xamante ne moom ngeen di lekk léegi ci kanam wala li ngeen di lekk suba wala li ngeen di lekk gannaaw suba wa ma taddaxiruun même li nga xamante ne moom mooy seen trésor yi ngeen denc seeni kër mun naa leen ko wax donte moom yonente yàlla Isa nekkul woon foofu demul seeni kër ba xam lu fa nekk waaye yàlla moo ko xamal li nga xamante ne moo nëbbu inna fi dhalika la ayatan in kuntum muminin yàlla waxaat ni si diggante yonente yàlla Isa yonente yàlla Muusa ak sayiduna alxudar alayhim assalaam seen voyage boobu nga xamante ne voyage bu gudd la si suratul kahfi gannaaw bu voyage bi jeexee ba nga xamante ne moom xudar alayhi salaam nee na Muusa haza firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alayhi sabran foofu lan la ko kii nii commencé wax mu commencé ko firil li nga xamante ne moom la doon def si li nga xamante ne moom Muusa si zahir dafa doon gis loolu ay tojange la mais ci baatin loolu du ay tojange léegi loolu mu ko koy firil moom xudar di wax ni amma safinatu alquran la de amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fi lbahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba amma bato boobu nga xam ne yow yonente yàlla Muusa moom nga gis ma dal di dugg ci biir ñun ñëpp ma dal di jël ab bant bu fa nekk ma dal di ko xar aybal ko sikkal ko bato boobu noonu dafa amoon ñoo xamante ne ay miskin lañ ay jërim lañ amuñu dara amuñu alal amuñu lenn ay pauvre lañ dañ doon liggéey seen liggéey lan la woon ay pêcheur lañ woon ñoom ay nappkatu jën lañ woon fa aradtu an aibaha ma dal di aybal kii bi sikkal ko dal di ko ñaawal tuuti lu tax ma def loolu parce que wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin xasban dafa amoon koo xamante ne moo ngi woon seeni ginnaaw
benn buur boo xam ne bépp bateau bu rafet rek daf ko doon jal di jël ci ñoom par force ak doole looloo tax ma def loolu donc lii xaybu la bu ko yàlla xamal moom Xudar mu waxaat ni wa amma alxulaamu fa kaana abawaahu muminayni fa xashiina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra amma nag xale boobu nga gisoon yow Muusa ma dal di ko teral rendi li tax ma def loolu c'est parce que ay waajuram di papam ak yaayam ay jullit lañ yoo xamante ne yu baax lañu woon yu toppoon digal yàlla suñu borom waaye lu tax ma dal di rey xare boobu noonu parce que damaa ragal bés bi nga xamante ne dem na ba màgg waajuram yooyu dañ koo bëgg boo xamante ne mun nañ ci jaar sa nekk ay yéefér looloo tax ma def ko waaye ci ndigalu yàlla sama borom donc mu waxaat ni wa amma al jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi l madina amma nag miir boobu nga xamante ne yow Muusa gannaaw bi nga gis nga ne maa ngi koy yëkkati nga wax ne sax fii law shi'ta lattaxadta alayhi ajran bu la neexee fii nga wax waa kii bi village bi ñu fay la si parce que def na jëf ju baax jidaar boobu noonu maanaam miir boobu noonu ñan ñoo ko moomoon fa kaana li gulaamayni yatimayni fi l madina ñi ko moomoon ñaari xale lañ yoo xamante ne ay jirim lañ maanaam dañoo ñàkk papa seen papa gaañu na ay jirim lañ yoo xamante ne ñoo ngi ci ville bi wa kaana taxtahu kanzun lahuma ci suufu miir boobu ma dal di taxawal jubantil ko beesalaat ko parce que ci suufam dafa amoon kanz maanaam benn trésor bu fa nekkoon soit zahab la muy or xaalis jaama ak lu munta doon waaye ñoom xale yooyu ñoo moomoon loolu wa kaana abuhuma saaliha te seen ñaari waajur mooy seen papa ñaari xale yooyu noonu ku baax la woon nit yàlla bu jub la woon fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma rahmatan min rabbik yàlla suñu borom dal di namm ci mbaaxam xale yooyu dal di dem ba màgg ba mun a dem jëfandikoo ci seeni trésor boobu nga xamante ne foofu la denc donc lii nii ay xaybiyaat la yoo xam ne yàlla suñu borom wane na ko kii nii xamal na ko Xudar alayhi salaam te yonente yàlla Muhammad moo gën Xudar ay xaybiyaat la yoo xamante ne yàlla suñu borom may na ko yonente yàlla Isa salaamullahi alayhi naka noonu ak yeneen yonente yi donc boo ñu nee xayb kenn du ko xam dañ lay naan alquran moo la njëkk a weddi xam nga jël benn aaya boo xamante ne aaya mutashaabih la nga bëgg ci def hukmun kulli loolu dèjà ki xam-xamu alquran ki jàng ulumul quran bu la déggee rek xam ne yow sa xam-xam côté boobu gàtt na trop parce que ayatul mutashaabihaat balaa nga koo firi da nga ko war a dajale ba pare nga doog fii jël hukmun kulli donc xam nañ ne fii que am na ñoo xamante ne yàlla suñu borom daf leen di xamal gayb waaye si kattanam si man-manam donc lii ci alquran la ñu dem ci sunna mbokk yi ñu xool ndax sunna tamit wax nañu ko yonente yàlla Muhammad xamoon na ay xayb xamoon na lu nëbbu ahankañ bu ñu demee ci seen téere yi gën a wér gannaaw téere yàlla bi xamante ne loolu moom mooy seen gëm-gëm lu ci mel ni sahihul muslim am na fa ab hadith boo xamante ne ñoo ngi koy numérotiser 2891 boo leen demee ci hadith boobu ñoo ngi jëlee haddasana mu wax ni an Huzayfa jëlee nañ ci Huzayfatu ibnul Yamaan Huzayfatu ibnul Yamaan mi mbokk yi nit la koo xamante ne ku ñu war a bàyyiwaat xel bu baax a baax parce que moom la yonente bi waxoon huwa xaamilu sirri rasulillah mooy ki nga xamante ne moo yore woon secret yonente bi parce que moom moo xamoon hypocrite yi nga xam ne maanaam naafiq yi nga xamante ne bokkoon nañ ci ponkalum sahaaba yi te ñu nekkoon ci wetu yonente bi te ñoom naafiq yooyu bokkoon ci sahaaba yi ñoo buggoon rey yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci Aqaba histoire bu doy waar histoire boo xamante ne dafay dal di doo ko mën a comprendre naka la ñi nga xamante ne ñoo àndaloon ak yonente bi bëggoon ko rey te loolu alquran moo ñu koy wax ci suratu tawba verset 74 boo leen xoolee foofu waxam bi maalam yanaalu parce que li ñu bëggoon mooy rey yonente bi waaye bi maalam yanaalu mënuñu koo rey parce que yàllaa ko yàllaa dal di garantie yonente bi ko duñ la jot duñ la munal dara en tant que maa ngi lay sauver donc moom Huzayfa dal dina jël hadith mu dal di wax ne annahu qaal ko Huzayfa nee na axbarani rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ma bis mu dal di wax ni bima huwa kainun ila an taquma saa
bis toog na ak man moom yonente bi di ma expliquer li nga xamante ne moo amoon ci jamono yu njëkk yi ak li nga xamante ne dina am ba bés penc di taxaw ila qiyaami saa fama minhu shay'un illa qad sa'altuhu amul lenn ci mbir yooyu muy wax ni dina ñëw lu dul ne man laajte naa ko mu dal di ma tontu lépp hadis bi ñu ngi koy numérotisé 2891 ci sahihu muslim donc hadis bi wane nañu ko yonente bi xamoon na ay xayb yàlla xamaloon na ko ay xayb yi nga xaman fii ba yawmal qiyaama waxuma la ay fii ba suba dee wala gannaaw su fii ba bés penc ba adduna di jeex ba adduna di tukki yonente bi xam na lépp luy am li amoon ak lépp luy am ba adduna di tukki te lii moo ngi sa téere bi ngay naan nit mënul xam xayb xam nga lii mooy ñàkk gëstu looloo tax woykat bi dal di ne law daraytum ma rawaytum lahtadaytum boo leen xamoon li nga xamante ne moom ngeen di riwaaya seeni téere yi di ngeen jub lii xawma nan lañ koy waxee ko ukki cofu nge xaala labum lam moo dugal cuuj poussin si waxu paaka dafa bëgg ñu rendi ko yow sa xam-xam matagul ñorogoo fettagoo nga bëgg a gàggantil koo xamante ne géej la doj la nga nekk fett bu ndaw nga bëgg a ñëw dal ci kawam yow yaay xaru rek nit boo xamee ne nen nga dangaa war a yem ci sa bërëb neewuñu la amuloo valeur am nga valeur waaye da ngay xam sa pouvoir fan la toll parce que nen valeur am mooy mu yem palaasam bu dalee fenn mu toj bu ñu dalee ci kawam mu toj nen da nga war a xam sa bopp yem sa place donc lii day wane ne que xayb yonente bi xamoon na ko nga dem ci hadis même hadis bu ci topp 2892 sànq 2891 la léegi hadis bi nekk ci sahih muslim deuxième bi mooy 2892 ñoo ngi wax haddathana ba mu ñëw mu ne Abu Zayd boobu noonu mooy Amr ibnu Akhtab mu dal di wax ne moom Amr ibnu Akhtab mu ne صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى هدرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى هدرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abu Zayd di nettali di Amr ibnu Akhtab mu ne bis yonente yàlla muhammad julleendoona ak ñun fajar mu dal di yegg ci minbar bi dal di def xutbaam ba heure bi nga xamante ne mooy heure julli tisbaar mu dal di julle ak ñun tisbaar yegg ci minbar bi dal di def xutba ba heure bi nga xamante ne moom mooy heure takkusaan mu dal di julleendoo ak ñun takkusaan defar ñu xutba di waxtaan ak ñun ba heure timis ñu dal di julli timis naka noonu ba heure gee ñu dal di julli gee waaye moom Amr ibnu Akhtab di Abu Zayd mu dal di wax ne yonente bi fa axbarana bi ma kaana wa bi ma huwa kaa'in mu dal di ñu wax moom yonente bi lépp li nga xamante ne moo amoon ci jamono njëkk yi ak lépp luy am ci kanam a kanam fa a'lamuna ahfaduna ki ñu gënoon xam bis boobu mooy ki ñu gënoon mënoon mokkal bis boobu donc lii nii saxaaba yi seede nañ ni ko yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamoon na xaybu donc yow boo ñëwee fii ngay naan nit du xam xaybu da nga war a xoolaat say taxawaay nga xam ne sa taxawaay boobu noonu dëgërul léegi boo demee ci sahihul Bukhari xam naa ci hadis bii lay jeexalee ci waxu xaybu bi sahihul Bukhari nga dem ci hadis bu ñu numérotisé 7294 haddathana ba mu ñëw mu ne ani Zuhri jëlee nañ ci Zuhri fa axbarani Anas nee na Anas nettali na ko moom Zuhri Anas ibnu Malik radiyallahu anhu te moom Anas moom moo nekkoon bindaan yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Anas daal di wax ni anna nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaraja xiina zaagati shamsu fa salla zuhra moom yonente bi bis dafa génn heure bi nga xamante ne jant bi dal dina soo tuuti xiina zaagat dal dina puus tuuti fa sall maanaam heure tisbaar fa salla bina zuhra mu dal di jullandoo ak ñun tisbaar fa lamma sallama qaama ala al minbar fa zakara saa bi nga xamante ne pare na julli ba mu selmal dafa dal di jub taxaw ci minbaram mu dal di ñu waxtaan ci bés penc fa zakara saa mu waxtaan ak ñun ci bés penc wa zakara anna bayna yadayha umuran idaman mu wax ñu li nga xamante ne dina am jouru bés penc ay mbir yu rëy a rëy mbir yu mag summa qaala mu dal di wax ne moom yonente bi man ahabba an yas'ala an shay'in fal yas'al anhu képp koo xam ne bëgg na laajte lenn na ko laajte
nama ko laajte man yonente bi fa wallahi maa ngi wàcce yàlla man yonente bi laa tasaluuni an shay'in illa axbartukum bihi dooleen ma laajte fii lenn loo xam ne xawma ko dinaa leen ko wax lépp maa dumtu fi maqaami hada en tant que maa ngi taxaw si sama bërëb bi gis sama mimbar dinaa leen wax lépp qaala anas après ci la anas dal di wax ne fa aksara annaasu lbukaa ndeysaan yonente bi waxtaan ak ñoom si bés penc ba ñëpp seen xol yi dal di jooy ñoom ñëpp ñu dal di jooy wa aksara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaqula saluni waaye yonente bi saay sune muy continuer di laan saluni laajte leen ma na ngeen ma laajte leen ma fa qaala anas après ci la anas bun malik dal di wax ne am benn góor boo xamante ne jug na mu dal di laajte yonente bi ayna madxali ya rasulallah yow yonente yàlla muhammad man bu ma deewee man fan laay dugg yonente bi dal di ko ne annaar yow safara ngay dal di dem dugg hadis baa ngi ñii ci sahihul buxaari hadis bi moo ngi numéro 7294 kooku mu ne ko yonente bi ne ko safara ngay dugg te kooku deewagul donc loolu du xaybu la yaa ngi dégg am keneen ku juge foofu ku jugaat taxaw di laajte yonente bi kooku tuddoon abdullah di doomu xuzaafa kooku xam nga lan la laajte yonente bi qaal mu ne man abi ya rasulallah kan mooy sama papa yow rasulallah parce que dañoo bëggoon examiner yonente bi xool ndax li muy wax dëgg la yonente bi daal di ko ne abuka xuzayfa abuka xuzaafa sa papa moom mooy xuzaafa xoolal ma li qaal mu dal di wax ne summa aksara yaqulu saluni yonente bi dal di gën a wax dinaan nit ñi laajte leen ma na ngeen ma laajte leen ma gannaaw loolu fa baraka umaru ala rukbatayhi fa qaal ci la umar ibnu alxataab dal di raamee baraka ala rukbatay mu dal di raamee ak ay tànkam fa qaala ba mu ñëw yegg ci yonente mu dal di ko wax ne radina billahi rabban gërëm nañu yàlla jël nañu yàlla moom mooy suñu borom wa bil islaami diinan jël nañu tamit l'islam mu doon suñu diine gëm nañu yàlla gëm nañu l'islam wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan gëm nañ ne tamit yow yonente yàlla muhammad yow mii di ñu waxtaanal waxtaan bii nga xamante ne moom mooy xaybu bii nga xamante ne moom la yàlla nëbb nga ñu koy xamal gëm nañ ne que yow mii yaay yonenteem sallallahu alayhi wa sallam qaal après moom anas mu daal di wax ni fa sakata rasulullah sallallahu alayhi wa ali xiina qaala umaru zalik gannaaw bu umar waxee kii yooyu noonu raditu billahi rabban wa bil islami diina wa bi muhammadin nabiyan yonente bi dal di nappi waxul dara summa qaala après mu nekk ab diir parce que summa si lugatul arabiya li taraaxi dafa nekk diir mu doog a wax ni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne awla looloo gën de yow umar walladi nafsi bi yadihi maa ngi waat si ki nga xamante ne sama ruux bi sama bakkan bi si loxam la nekk si man-manam si kattanam la nekk laqad uridat alayya aljannatu wannaaru aanifan fi ardi hada alxaait maa ngi leen di xamal ne bi ma doon julli sànq rek won nañ ma yàlla won na ma feeñal na ma dal di gis ajana ak safara ci côté miir bee nee ngeen di gis fa lam araka al yawmi fi lxayri walchar depuis bi nga xamante ne maa ngi ak yéen musuma gis bés bu mel nii tey ci li ma gis ci lu baax ak lu bon donc yàlla wan na ko ay xaybiyaat yoo xamante ne yu dul jeex la moo ngi ci seen téere yi te loolu xamuloo leen ko xam nga lii ay problème la wallahi alazim ay problème la parce que yow da nga dul nangu jàngu sa téere nga bëgg a ñëw di gàgganti téere yeneen jàmbur yi ba pare ngay song ñoo xamante ne subhanallah boo dalee ci ñoom lu ma la wax rek nen nga da ngay toj léegi ñu ñëw ci xadis yooyu nga xamante ne moom nga wax ne ñun ahlul bayt alayhimu salaam dañoo wax ne bés asura dañ koo war a woor mbokk yi fii il faut ma daal di leeral benn mbir gis ngeen weeru koor exemple koor ci boppam waxuma la weeru koor parce que weeru koor bokk na ci koor yi mais koor am na koor ci boppam lan mooy taarifu koor bu ñu nee taarifu koor comme yéen sunnit yi parce que ci yéen la ñu jàngee ba gën da ngeen ne huwa al imsaaku an ittaami walsharaabi min tuluu il fajri ila gurubi sam mooy nit ki dal di téye boppam dal di téye gémmiñam ak biiram ak mboolem cëram yi ci lekk ak naan ak yeneen def mbir yoo xamante du jaaduwul ci l'islam ci depuis fajar ba heure bi nga xamante jant bi day sow du loolu mooy woor te bu ñu ñëwee ci siyaamu asura yi nga xamante ne moom la ahlul bayt di wax sawmu lañ koy tuddee waaye du sawmu boobu nga xamante ne moom mooy imsaak an ittaami wa sharab min at-tulu'i min tulu'i al-fajr ila ghurub sam déedéet ñoom foofu noonu dañ koy def imsaak min tulu'i al-fajr yaa ngi dégg ila zuhri
loolu yëpp li ñu koy def lu tax ta'assiyan bi musibatil Husayn parce que dañoo bëgg a yëg li nga xamante ne moo nekkoon ci mettit lu bu daloon imaamul Husayn salaamullah alayhi bés boobu donc sawmu bi nga xamante ne moom nga ciy dëgg yow mooy maanaam dañuy woor ci commencement fajar ba jant bi boobu nekkul foofu noonu te boo demee ci ulama u shia yépp ñoom loolu la ñu wax dañ koy woor te asiyan mooy commencement loolu du woor sax dañuy téye du ñu lekk du ñu naan depuis fajar ba heure ay takkusaan yooyu ay côté midi loolu yépp pour fàttaleku mettit bi nga xamante moo daloon waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Karbala te hadis yooyu di wax loolu déjà ay hadis la yoo xamante ne wérul soi-disant hadis yu ñëw ci istibsar bi hadis yooyu noonu yépp wérul ak yi ngay wax ne ngay naan bés boobu moom mooy bés bi nga xamante ne moom la yàlla suñu borom dal di xare kii bi nu mu tuddati seddale baxaru bi maanaam géej bi di bani Israël ñoom Firawna ñu dal di alaku loolu yépp tamit wérul parce que boo leen demee ci téere bii nga xamante ne moom mooy malazul axbaar fi fahmi tahzibil axbaar ki ko bind di ak Cheikh Mouhammad Baqirul Majlisi moom wax na ne que hadis boobu nga andi woon sànq nga wax ni nga ne que imam Ali moo ne suumul ashira wa taashia wal suumul ashura wa taashia wal ashir fa innahu yukaffiru zunuba sana hadis boobu hadis daif hadis boobu wérul mu waxaat ne hadis boobu nga andi ngay naan siyaamu yawmi ashura kaffaratu sana boobit naka noonu wérul donc loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yow dañ koo war a bàyyiwaat xel en tant que élève man loolu laa lay wax boo nekkee élève da nga war a bàyyiwaat xel parce que da nga xam ne ilmul hadith dafa am ilmul jurhi wa taadil dafa am riwaaya bi bul dégg na tëll rek nga ne dàmm na da nga koy dem setantal xool est ce que riwaaya bi matnu kii bi sanad bi wér na après nga ñëw xool ci matnu bi waaye sanad bi wérul ah nga bëgg a ñëw wax ni ah sang bi lu mu wax loolu amul moo ngi tax seeni téere yi yow kii bu muy jàng yow dangaa nekkoon ci àdduna lii mooy di n'importe quoi wallahi al azim yàlla xam na ko boo demee tamit mbokk mi nga dem ci saxiixul Buxaari ci boppam saxiixul Buxaari xaaral ma jox la numéro hadis bi nga dem ci numéro hadis bi nga xamante ne moom la ñu numérotisé 4503 isma jayidan déggal bu baax 4503 moom Buxaari ci boppam nee na haddasana Mahmoud haddasana ba mu ñëw mu ne an Abdillah jëlee na ci Abdillah qaala mu dal di wax ni daxala alayhi al Ash'as saxaaba boobu tuddoon Ash'as mu doon mus naa dugg ci këru Abdullah mu dal di ko wax mu dal di fekk Abdullah di lekk wa huwa yat'am mu dal di ko fekk muy lekk fa qaal moom Ash'as dal di wax Abdullah al yawma ashura yow Abdullah yow nooy lekkee tey bésu ashura la fa qaal moom Abdullah mu dal di ko tontu kaana yusaamu qabla an yanzila ramadan yow Ash'as xamal ne ashura dañ ko doon woor avant ramadan di wàcc fa lamma nazala ramadanu turika gannaaw bi nga xamante ne yàlla faratal nañ ci ñun woor weeru ko ramadan turika ñu dal di ko bàyyi donc ashura biñ ko doon woor avant ramadan di wàcc la gannaaw bu yàlla wàccee ramadan dañ koo bàyyi donc ashura istintaaj la bu ñuy def fii nii c'est-à-dire istintaaj bu ñu ciy def mooy annaha sawm matruk koor la boo xam ne dañ koo bàyyi moom Abdullah mu dal di ko wax ni udnu fa kul jegesil ak man nga xéewalu wala nga coob xam naa ne yow booy diskoo nga war nga dégg wax yi nii mu jegesi ak moom lekk donc bis boobu du bis bu ñuy woor turika yaani nusixa ramadan shahru ramadan moo dal di nasax ashura moo ngi ci seen téere yi sahihul Bukhari numéro hadith bi 4503 4503 donc lii yëpp dañ ko war a bàyyi xel lii yëpp moo ngi seen téere yi en même temps ngeen di nekk fii di naan non dañ ko war a woor mel ni yéen sahihul Bukhari yi daal xamatoo leen ci dara man gëm naa ne sahihul Bukhari bi li ngeen ci xam lu néew la yàlla xam na ko ñun sahihul Bukhari yi duñ la ne mokkal nañ la ko de waaye lu pël yi di naan men taakunde maanaam koñ ba koñ dañ ko xam foo gëstu rek ñu wax la li nga xamante ne mosoo ko fa xam ci biir sahihul Bukhari te riwaayaat yooyu nga xamante ne mbokk mi moom moo nekk di wax nañu woor weer koor dañoo dóorante ay dóorante yu metti dañoo am ay contradiction yu méttee métti parce que am na ci ay riwaaya yoo xam ne dañoo ne yonente bi def koo dal di woor dafa dal di woor bés Ashura parce que dafa doon toppandoo jaahiliya bi
maanaam jaahiliya la doon toppandoo ta hadis boobu moo ngi ci sahihul Bukhari hadis bu topp ci hadis bee ma la wax sànq di 4504 ñu ne ñu ne yonente bi def koo woor parce que da doon toppandoo jaahiliya l'ignorance yonente buy toppandoo ku réer déggal ma wax bii rek yonente bi ñëw pour jubal nit ñi muy topp ñu réer ñi xoolal mu contradiction yi nii rek mais un peu de xel waay na ngeen xalaat tuuti ngeen xam ne li ngeen di wax nii yëpp mënul nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñëw pour jubal nit ñi moom xamul lenn lu dul toppandoo ñu réer ñi mu war a jubal ñoom lay topp loolu benn am yeneen riwaaya yu wax ne ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo wóor pour toppandoo yahuud yi maanaam juif yi xoolal ma li sànq ñu ne ignorant yi la doon toppandoo ñu réer ñi léegi juif yi lay topp juif yi nekkoon Madina am yeneen ñu wax ne ñu ne bésu Ashura mooy 9e jour bi xoolal ma contradiction bi rek dèjà an narab bu ñu nee Ashura ak Tasua dèjà bokkul Ashura mooy le 10e jour Tasua mooy le 9e jour léegi yow comme que yow borom xel nga xam naa ne nan di tëng fexeel ba 10 nekk 9 fexeel ba 9 nekk 10 loolu nu mu mën a nekkee Ashura mooy 10e jour bi Ashura mooy 9e jour bi fexeel ba 9 nekk 10 wala nga fexe ba 10 nekk 9 loolu mënul nekk donc hadith yi dañoo mbëkkante yu amul fenn léegi li nga war a xam mooy ñépp lu ñu déppoo que woor ki bésu Ashura dañ koo nasax li ko nasax lan la Ramadan maanaam woor weeru koor moo ko dal dina sax bi nga xamante ne weeru koor bi yàlla dal dina ko faratal ci jullit ñi comme tànk ni ko Abdullah dal di nettalee ci Sahihul Bukhari hadith 4503 moom Ramadan bu mu wàccee Ashura dañ koo dal di bàyyi di woor donc ñun ñëpp war nañ xam ne tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy woor bés boobu bésu Ashura du sunnatu yonente bi de waaye sunnatu bani Umayya la mooy les descendants de Umayya ñoom nga xamante ne ñoom Yazid ñoom Umar bun Saad ñoom Shamr bun Zil Jawsan ñoom Ubaydul kii nu mu tudd ñoom Muawiya ñoom Abu Sufyan ñoom ñoo doon woor jour boobu waaye du yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du waa këram du ay saxaaba yi nga xamante ne dëggal nañ ko te topp ko bani Umayya ñi nga xamante ne ñoo rayoon Imaamul Husayn ñoo ko dal di def pour woor donc loolu wérul te moom seeni téere yi boo demee tamit ci téere Albani boobu téere boobu tudd al ixtiyaaraatu al fiqhiya lil imaam al Albani boo demee ci téere boobu moom Albani ci boppam boo demee ci téere boobu page 220 moom Albani ci boppam dafa ne mu ne inna siyaama ashura wal iktihaal fii laa asla lahu wa huwa min bida'i qatalati al Husayn alayhi salaam nee na woor ashura ak di ci wone mbégte ak kontante amul casluwaay amul fu mu wéeru amul fu mu tënku parce que loolu ci bid'a ci ay sos la yi nga xamante ñi ko sos du ñenn lu dul ñi rayoon imaamul Husayn salaamullah alayhi ñoom ñoo ko sos waaye du yonente bi du saxaaba yu baax yi donc mbokk mi war ngaa bàyyiwaat xel ci li ngeen di wax c'est pas normal wallahi alazim c'est pas normal n'importe quoi léegi tamit nee nga ci ba sa biir wax nee nga que Ashura yow jàppoo ko bésu mbégte la jàppoo ko bésu naqar la kon bésu lan la du bésu mbégte du bésu naqar bésu lan la kon léegi wax ñu lan la bésu lan la du mbégte du naqar gis nga mantik daf ñoo ne an naqidaani laa yartafiaani wala yajtamiaani an naqidaani ñaari mbir yoo am dañoo contradisé ñoom ñaar du ñu dajee ci benn bërëb waaye tamit ñoom ñaar du ñu ne ñoom ñaar ñëpp amuñ déedéet soit tableau bi dafay soit kii bi nu mu tuddati alxusnu wal farah soit yow da ngaa nekk kontaan wala kontaanoo loolu moo mën a am ci yow waaye munoo nekk kontaanoo kii woo tamit meroo déedéet munul nekk donc li nga wax noonu loolu amul loolu déjà logique nangu ko li anna naqidaani la yajtamiaani wala yartafiaani nga wax ne tamit ñun ahlul bayt alayhim salaam ñun imaamul Husayn rek salaamullah alayhi la ñuy jooy duñu jooy ñeneen ñu ci des ñi ci ahlul bayt lu ci mel ni imaam Ali imaamul Hasan ak sayida Fatima az-Zahra ak rasulillah sayidul kawnayn nga ne duñ ko jooy nga wax ni tamit ñoom ñu mel ni ñoom Abu Bakr ak Umar duñ leen jooy loolu mooy la ñun boo ñu xamee képp ku ñu xam
wala boo amoon tuuti xel nga xool si YouTube bi di nga xam ne bés bu ne si bés ahlul bayt yi nga xamante ne dañoo am naqar ci bés yooyu dañ koy taxawal dal di dundal bés bi ni mu waree ak ni ñu ko laajee waaye bu nekkee tamit bésu mbégte dañ koy dundal ni mu waree ak ni ñu ko laajee loolu si jullit yi yëpp tey ñëpp xamee nañ ko chiite yi ñoom ñoo koy def ñëpp xamee nañ ko chiite yi ñoom ñoo koy def donc sa wax boobu waxu neen la quoi waxu falaa la quoi waxu ñii di tàmbale la si jàng donc loolu amul solo bàyyi leen wax yi nga xamante ne vraiment jëloo leen ko ci xam-xam wax la yi nga xam moom ngeen di déggee si ñi nga xamante da ngeen yaakaar ne ñoom dañoo am xam-xam te vraiment si buñ doon waxuñu lenn lu dul parce que dañoo bañ chiite yi sinon képp ko xam chiite tey xam na ne imaamul Hasan bésu génnam adduna dañ koy defaral aza imaamul Husayn naka noonu imaam Ali naka noonu Sayida Fatima naka noonu rasulillah wax nappi lii mooy lan léegi gis ngeen ci irfan par exemple ci irfan xam naa foofu laa jeexale ak yow am na ñenn si ñoo xamante ne ci ahlul bayt nee nañu ku si mel ni as-Sayyid Hashimul Haddad as-Sayyid Hashimul Haddad borom xam-xam bu mag la ci irfan ci irfanu chiya yi fii parce que moom moo jàngal as-Sayyid Ali al-Qadi moom Sayyid al-Haddad Hashimul Haddad moom ci gis-gisam dafa ne Ashura bis boobu bisu kontante la ci beneen côté bi ban côté ci baatin parce que ci baatin bu ñu xoolee avant ñoo wax baatin bi dañu wax zahir bi lan la parce que ci zahir bu ñu xoolee imaamul Husayn salaamullahi alayhi du dañ koo rey mais est ce que ki ko rey gañe na maanaam Yazid ak ay ñoñam ñoom ñoo gañe déedéet imaamul Husayn moo gañe donc nit boo amee victoire da nga war a kontaan wala war a kontaan da nga war a kontaan waaye nag victoire maanaam kontaan boobu bu tasee ak li nga xamante ne mooy tristesse bi daf koy dal di faxas teg fële tristesse bi daf koy dal di ëpp doole teg fële tristesse bi dafay dal di nekk ci kawam maanaam kontaante bi di mun a feeñ yonente yàlla yi nga xamante ne ñoom ngeen di naan bés boobu la ñu yàlla la leen muccal ñooñu bu ñu fekkoon bés Ashura ñooy njëkk a fëgg buntu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dal di sukku raam dem ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la ñoo ngi lay jaale ya rasulallah jigna nu'azzika sayyidi wa mawlaay ya rasulallah loolu yéen rek yéen a koy wax ci àdduna bi fii tey ay Ashura bésu mbégte la Ashura dañ ko war a loolu yéen kese la yonente bi diglewu ko ahlul bayt diglewuñ ko sahaaba yu baax yi nangu te déggal yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom it defuñu ko donc yéen ban sunna ngeen di topp qu'est-ce que c'est que ça lii mooy lan xam naa ne fii laa yem ak yow insha allah wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lilkafirina hasira allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ukhliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته